asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci docteur Babacar Diop di doyen des juges di ko déglu moom ak yeneen ñaari manifestant Guy Marius Sagna ak ña ca des nag nit ki ëllëg la ñu fas yéene jàkkaarloo ak Samba Sall mbootaay ñoo bañ ñoo lànk ñoom bëgg sax ñu bàyyi ñooñu lay ca kaso yi ñu leen tëj ña ca bokk ne aljuma dinañ wutali ji place de l'indépendance ngir ñaxtu beneen ponk bokk bu ñu bëgg mooy état bi deltu ginnaaw ci yokkute bi mu nar a amal ci njëgu courant yi lu toll ci fanweeri million ci sunuy koppar moom moo ne furaas fële ca diwaanu Kaolack ginnaaw ab lakk bu am ca marché boobee ñuy duppee parc bant mu ngi amoon ci guddib altine jàpp talaata ay tonu bant moom moo lakk ba jeex tàkk ak ay machine foofule. njàqare tukkee ci liggéeykat yu Sonacos SA dañoo xalaat ni seenub xëy mën nañ koo ñàkk li ko waral campagne jaayum gerte bu bon lu ca bëri chinois yi ñoo koy jël yóbbu ko biti réew te mën naa sookeel doxalinu usine bi ñu ne état bu Sénégal faw jamono ji nag mu dokkal bépp exportation ci gerte boobule. beneen ponk ci xibaar yi tey mooy bés bi àdduna wërngal këpp jagleel ñi ñuy duppe ay migrant mu di ay doxandéem mu di ab buntu nag ñu dem dajeek kenn ku nekk fële ca diwaanu Tamba ab la daanaka jëm na ñetti yoon dem ca Europe sottiwul mu dellu siwaat fii ci Sénégal xaalis bu bëri la ca ñàkk te ci njeexital bi nag yaakaar bu tas képp la nemmeeku ci kanam tuuti lay doon mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwee ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak suñu naataango bi di Abdourahmane Camara wuy ji suñu borom dimanche bu le weesu levée du corps bi tey jile la woon moom dinañ ko denc kon boog dinañ ko denc fële ca diwaanu Ndar seede yi nag benn la rek ñu ne moom nekkoon na nit ku bëgg liggéeyam loolu teg ci ku baax moom mi nekkoon directeur publication quotidien Walfadjri tey jile Mohamed Sambak Diafara Ba ñu nga woon ca levée du corps ba. ki fi bàyyi ko boo ko dee misaal dafay mel ni ki rek guy gu màgg moo daanu faatuk Abdourahmane Camara bettu ñu bari doon taskatu xabaar boo xamante ni si dafa amee woon xalam gu am solo moom nag jóge na fi waaye kenn dootu ko fàtte. sama xarit la woon ñoo bokk jàngandoo Ndar bokkandoo lycée Charles de Gaulle waaye bi ma ñëwee fii bi mu Sidi Lamine ubbee Walfadjri la ñu gën jàppante man ak Sidi Lamine. mosuma ko tuddee Abdourahmane Camara kamu rek laa koy wax yenn saa yi sax ma ko daan tooñ di ko wax Alaaji Boy Bandi pour wane suñu diggante nu mu xóotee duñu teqali ko mukk ku bokk di diisoo la ku dëggu la woon. La rigueur loolu moo doon Abdourahmane Camara il se souciait beaucoup des autres il se souciait très peu de lui donc je lui disais ni que yow y a deux bonheurs nga am mooy Walfadjri si Walfadjri est en paix ça marche tu es heureux. sa kër bu sa doom yi nekkee en paix ça marche tu es heureux ñaari yooyu la amoon il n'avait pas d'autre chose les choses matérielles ne l'intéressaient pas trop tout ce qu'il avait c'était le plaisir dans le travail. groupe Walfadjri ñàkk na bàyyi na vide bu yaatu bàyyi na njàqare ak métit bu yaatoo yaatu ndax El Hadji Sidi Lamine Niass bi mu génnee ñëpp Abdourahmane Camara lañ doon xoolee bëtu El Hadji Sidi Lamine Niass mu génnaat àdduna mu nekkaat beneen ñàkk. Abdourahmane Camara lu ëpp ci dundam ca Walfadjri la ko passé mu nekk kóllëre goo xamante ni si ay jege ñaaleem ñu ngi koy rafetlu. Kamu def na 35 ans Walfadjri mën nañ wax ne ci équipe bu sañ ci Walfadjri ci la bokkoon man maa ngi leen di rejoindre 4 ans après ñeenti at alors ba def 27 ans bàyyi fa Kamu. alors Kamu jàpp liggéey Walfadjri gëm ko di ci liggéeyal bi nga xam ne ku gëmul li ngay def doo ko mën. doonoon journaliste bu mag a mag journaliste boo xamante ni dafa wàccee woon boppam am xam-xam mais respecté itam charte métier bi Abdourahmane Camara daal ñàkk nañu ci moom ci demam ku rëy a rëy. journaliste bu compétent la woon journaliste bu xamoon li muy def la woon ànd ci ak yar ak teggin yaakaar naa ne ci sumay souvenir liñ ko cité ci juridiction
pour diffamation wala injure man fàttalikuwuma ko kon nag exercer na métier bi plus d'une trentaine d'années durant ak yar ak teggin ak fidélité ak loyauté. xalam gu rafet gi nga xamante ni si moom la Abdourahmane Camara amee woon xëy na dootu la xaatim ay seede yu rafet moom la ay jegeñaaleem yëkkati jëmale ko ci moom mi nga xamante ni si lenn ci dundam ca Saint-Louis la ko passé Ndar nekk dëkk boo xamante ni si bu mu min la fa lay delluwaat ci kër. jërëjëf Mohamed Samb di ñaan suufu Ndar oyof ci kaw moom Abdourahmane Camara beneen ponk ci xibaar yi mu di docteur Babacar Diop Malick Diaw bi yaay ak Ousmane Sarr ñoom te ñu tegoon leen loxo ci buntu palais de la République tey ñu ngi jàkkaarloo ak doyen des juges di Samba Fall ñoom kon ñu leen di déglu ci fond wu dossier bi Mame Birame Diouf mu nga foofu Mame Birame maa ngi lay nuyu. maa ngi ziar soxna Naata. ndax déglu gi door na foofu. waaw ci xibaar yi ñu jot déglu bi door na fii ci tribunal ci devant magistrat instructeur bi nga xam ni kon moo yor lépp lu ñeel audition au fond ni nga ko waxee ñii déglu nag jamono ji ñuy ñaar Babacar Diop ak nga xam ne ni mooy Souleymane Djim sax bokk fi nga xam ne moo ko am liberté provisoire ci juróom-ñeent ñi jàppoon ndax juróom-ñett ñi xam nga. Procureur placé woon na leen mandat de dépôt le 4 décembre le passé gannaaw kon bañ leen tege loxo ci ab manifestation bi ñu doon def ci juróom-ñeent fan ci weer novembre bi ñu génn baag sax foofee ca palais kon jàppal ni ñoom ñeent ña nga xam ne nii mooy Babacar Diop Souleymane Djim moomee ak yeneen ñaar muy kon Ousmane Sarr ak Malick Diaw Biaye ñoom kon tey kii di magistrat bi war leen a déglu ci mbir mi ak nga xam ne nag bokk na ci layal di maître Moussa Sarr moom bëgg na rek kon ñooñu nga xam ni kon mooy ñi muy layal ñu bàyyi leen ndax jàpp na ni bu fekkee sax ñu ngi fii ci biir réew mi lépp lu ñeel procédure bi mën nañ ko wéyal te kon du am benn gàtt ba nga xam ne rek dinañ leen mën a setal ci lépp lu ñu leen doon toppee muy kon lépp lu ñeel manifestation bu ñu tere ñu bokk ci attroupement waaye keneen koo xam ne ni mbiram moo gën a tar nañ ko mën a jàppee muy Guy Marius Sagna soxna naata ma nga xam ne sax moom audition am demee daal lañ ko sax waajal muy suba incha allah ndax gi am na leen loo xam ne wute na ci bi koy toppee ñeneen ñi muy kon rébellion ak lépp loo xam ne daal jëm na ci défi de l'autorité kon daal fu mu toll nii ñi ngi xaar te tey moo am ci tribunal bi bu weesoo la nga xam ne nag mooy ceinture ba nga xam ne nii poste de l'ordre bi def nañu ko ndax ak ci tribunal bi dina jafe ci ñenn ñi am na ñoo xam ne oto yoo xam ne nii dañ leen di rek kon arrêté bu fekkee ni ñu ngi jubli ci tribunal bi ndax am na ay barrières yoo xam ne dañ kaa érigé boo xoolee lu wér tribunal bi dem ba prison Rebeuss waaye nag amul benn manifestation bu xam ne am na ci mbala sax ay bati jub ndax ñiy jàppale ñi nga xam ñooy kii maris ak ñeneen ñi teg loxo ñoom ñu ngi fi ànd ak fekk ak dal di xaar rek lépp loo xam di ba tukkee ci mbir mi. jërëjëf Mame Birame Diouf nekk en direct ca tribunal ñooñee ñu teg loxo te ñu nekk ca kaso bi nag mbootaay ba ñu bokk di ñoo lànk li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawee ba tax na am na beneen manifestation bu ñu nar a amal aljuma waaye it fexe ba nguur gi deltu ginnaaw ci dogalam maanaam yokk courant bi ñoom ñu ne nag ñu jox leen ci sañ-sañ am déet dinañ wàcc ci mbedd mi fële ca place de l'indépendance beneen ponkit bu ñu bëgg mooy ñu càmbar yorinu Senelec Fatima Touré ak Modou Diop. mobilisation bu mag bi ñu amal ci place de la nation ci àjjuma bi ñu génn ñoom ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lank ñoo bañ daati rek nam dàbbali buum ca mboy ba nee nañ nag àjjuma bi ñu dëkkmal ñoom dinañ wàccaat ci mbedd mi ngir rek daati def doxu ñaxtu jëm ca place de l'indépendance li ñu bëgg rek mooy ñu daati bañ a yokk courant bi waaye tamit bàyyi seen ñoom sax ñu jàpp ni rek baatu dëkk bi dañ ko war a dégg bu baax. ñu ngi woo Sénégalais yépp ñu génn massivement fekk ñu place de l'indépendance ñu yeggali xeex bi ñuy xeex ba nguuru Sénégal dellu ci ginnaaw ci yokk bi nga xamante ne moom la bëgg a yokk courant bi ba nguuru Sénégal libéré sans condition suñu naatangoo yi nga xamante ne bu ñu sàgganul feetu Noël yii nit ñi di feete ci kaso ba lañ koy feete alors que dañoo yore njaboot ni ñun. ñoom collectif bi jàpp ni sax xeex bi warul doon seen xeex kese moo tax nag ñuy woo sénégalais yépp ñu daati am li nga xam ne moo di détermination ba nga xam ne lii du daati jàll benn yoon. di ñaax sénégalais yi taxawaay bi ñu am démb bi ñu am barki démb ñu dellu di ko taxaw te incha allah buñ ko taxawee def nañ ne nguur gi dana delloo ci xelam ba lépp li nga xam ne daf ko jël pour yokk ko lépp li nga xam ne daf ko jël pour di arrêter doomu réew mi de manière arbitraire ñu bàyyi ko teg ko ci suuf lépp mu nekk ci waxtaan. def li nga xamante ne moom la sénégalais yi mën moom la sénégalais yi antan. ci beneen wàll ba collectif ñoo lonk ñoo bañ ñoom nag bëgg ñu daal di def audit li nga xam ni moo di gestion Senelec. ñun nag dañu ne jot na ñu xayma
koppar yu dugg biir Senelec. place de l'indépendance nekk lieu bi nga xam ne nag moom la ñu choisir ngir rek daati def seen doxu ñaxtu ñoom ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lank ñoo bañ nee nañu nag autorisation wala ñu ñàkk autorisation ñoom nag dinañ leen dégg bu baax. ci wàllum autorisation boobu le collectif bi nee na dem na ba ca préfecture bu Ndakaaru daal di fay wàcc aw këyit ba ñu sax nag wax leen ni këyit boobu le jot nañ ko maanaam ab décharge kon nee na ñu xamuñu lan moo waral préfet bu Ndakaaru di Alioune Badara Samb taxaw ne jotagul benn këyit bu bàyyeekoo ci collectif ñoo lànk ngir ñu am sañ-sañ amal seenub manifestation aljuma gi ñu dëgmal ci yokkute courant boobu le bi waral marche bi nag jàppaleen ni njiitu réew mi nee na boo moyul dinañ ko wàññiwaat ci juróom benn weer yu njëkk yu année 2020 mu di kàddu yu mu yëkkati ginnaaw nag ba mu dalalee directeur général Fieldstone nekk benn société conseillère financière bu commission économique Nations Unies maanaam di càmbar xool ci yan anam la ñu mën a wàññiwaatee courant bi ci juróom benn weer yu njëkk ci atum 2020. ñu wutali ji fële ca Ndar gendarmerie ba fa nekk nag mu ngi wëy ba léegi di topp juróom-ñetti nit yi doon jéem a song station EDK Oil bi nekk foofule kii di commandant bu compagnie bi defaat na ab taxaw seetlu ci loolee fa xewoon dëggal na sax benn doomu aadama ba ca faatu muy kenn ci braqueur yi capitaine El Hadj Mbodj El Hadj Ndiaye moom di rafetlu bu baax a baax ñàmbarte gi gendarme yi wane foofule ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. attaque boobu mooy dañoo defe woon ne banque bi la Samba Boy yooyu bëggoon attaqué waaye mujj ñu woon mën a dugg ci bërëb boobu ndax dafa tëju woon ci noonu la ñu tourné jubal ci EDK bi ba ñu ñëwee jot nañ dajji boutique bi ba dugg ca biir pare ci loolu daal di génn dem ci pompe yi pour sol essence. ba ñu yegsee aussi Samba Boy yooyu daal di sox seen kaw gendarme yi aussi riposté di jéem a wër nan lañ leen di arrêté daal di tirer ci seen pneu ya ci loolu ñu taxaw ba ñaari pneu ya ca kanam tojee daal di daw dugg ci mbooy bi ci biir soxante boobu nag am na kenn ci Samba Boy yi bi nga xamante ne benn bal dal jam na ko ba mu dafa mujj gaañu. ñun gendarmerie ñu ngi ñaan ñépp ñi nga xamante ne ñooy population yi ñu coopérer ak li nga xamante ne mooy force de défense et de sécurité pour ñu gën a mën a aar dëkk bi gendarme yooyu nga xamante ne nag ñoom ñoo intervenir ñu ngi leen di jaajëfal ndax courage bi nga xamante ne moom lañu àndal ak pas-pas bi ba mën a yegsi ci délai yu néew ba mën a saafara nit ñooñu nga xamante ne ñu ngi woon ci njàqare enquête bi nag mu ngi dox yoonam ñu ngi wër pour jéem a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo jot rëcc te daw. ca Kaolack moom ab lakk bu metti moom moo fa amoon guddib altine jàpp talaata ca marché géej rawatina fi ñuy duppee pak bant ya mu di ay menuisier yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom nag gis nañ ni lañ fa yàqule ci ay tonu bant wala ay machine sax boo koy xayma romb na fanweeri million ñi ca lorule nag delluwaat nañu fa di xool lan lañ mën a jëlaat ca seen bërëbu liggéeykaay boobule seeni seede ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gaye. ñetti place la place bu ne machine bi rek 11 millions la ñetti place 11 millions plus 3 millions Ablaye Ndiaye mële plus bant yi nga xamee ne si wut nañ ko comme li Diallo Baye wax une tonne bi 125 000 la am na xale bu peese woon dëkk Sokone juróomi tonne yëpp lakk na mi ngi nii jënd na xaru laadum juróom-ñaar fukki junne ak juróom bërki démb dee na ñu nga ne juróom-ñaari xar kii juróom-benni xar ñoom li ñu fi yàqalee bari na te ñun benn autorité mosu fee ñëw dañuy lakkale benn maire du fi ñëw. ba pare Kaolack ak li ko wër yëpp trop yéeme na trop ndax nekkoon na bi mooy première fois te nekkoon ne ñu ngi ñaan yàlla tamit encore mu nekk dernière fois ndax marché ma ne woon chaque année mu lakk ndax démb ñaareel buy lakk dañuy toog tëdd wàcc ba 2 heures du matin wala ba ay minuit 1 heure ñu woo téléphone na la marché baa ngi lakk
8 places moo fi lakk places yi bu nekk am na yoo xam ne amoon na ay xar yu seer sax ay laadum bali macha allah maanaam yooyu yëpp mu nekk loo xamante ni métti la xar yi mu ngi toll ak 11 xar kuy jënd bant ko ne fii nga ñëw jënd si bant waaw ndax Nioro Sokone Passy Guinguinéo Fatick ñu ëpp ñu jënd bant ñëpp fii la ñoo jënd si bant. dañuy desandi ci Kaolack wax ci campagne njaayum gerte gi ak tiitaange liggéeykatu Sonacos li ko waral nag mooy dañoo xalaat ñàkk seenum xëy ndax campagne bi leen ni mu dooree dara baaxu ci chinois yi ñoom ñooy jël gerte ga lu ca ëpp di yóbbu seenub dëkk te bu yàggee dina indi ay jafe-jafe ca usines yi ba tax na liggéeykatu Sonacos yooyu la nee nañu gouvernement bi ci ni mu gën a gaawee na dakkal njëndum gerte googule bàyyi ñi nekk fii ci réew mi ñu jënd ba noppi dañoo doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi Boubacar Aw moom moo yore seen kàddu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Sonacos pour l'ensemble des établissements a réceptionné que 540 tonnes de graines. Et l'année dernière, à pareille époque, la Sonacos était à 17 000 tonnes. La Copéol est à 200 tonnes. Wao 0 tonnes. Copéo comment dirais-je, Olésen 0 tonnes. Et CAET Touba 0 tonnes. Alors, maintenant, cette situation-là que nous vivons, si elle déploie toute sa logique, les travailleurs vont perdre leur emploi. C'est des milliers et des milliers de pères de famille qui seront donc dans la rue. Copéol, idem. C'est pourquoi les travailleurs commencent à se mobiliser pour donc barrer la route à ces étrangers, pour barrer la route aux Chinois. Il faut le dire. Par exemple, la Chine produit 23 000 tonnes, 23 millions de tonnes de graines d'arachide. On ne peut pas comprendre que ces gens-là viennent arracher le peu de production que nous avons pour aller créer des emplois chez eux. di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi français yooyu yu bëri Boubacar Aw moom moo yore kàddu liggéeykat yu Sonacos ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci FIDAK bi muy foire internationale bi am fii ci CICES lu ëpp fukki fan ba mu ubbee ba léegi nag ci ñaar fukk ak juróom-ñetteelu édition boobule jaaykat ya fa nekk ne am nañu yaakaar dinañ gis client yi laata muy jeex ñoom client ya fa jot a dem nag li ñu gis mooy liñ leen fay wan daanaka neex na leen loolu ci ab reportage Aïssatou Gueye Bak Diafara Ba lañ ko waxee. fii nag jaaykat yi gën a xarañ ñoo ci gën a génn ñii nag tàmm ay feem ngir mën a jaay seen marchandise comme ni mu ko waree def na ay fan bu 28e édition bu FIDAK daal di tàmbaliwee fii ci CICES jaaykat yi di wane rek seenu marchandise. ñu ngi nii rek ñu ngi ci kawam ça va nii sant yàlla rek waaw ñu ngi ñëw par tuuti rek. mais tane na daal tane na loolu laa mën a wax ñu ngi ci diggante bi. ñëwaguñu ba xam ne ñoo ngi xaar weekend bi ba xam dinañ dugg si wala duñ dugg si. yomb na yombal nañ rek comme décembre lañ nekk solde lañ nekk moment solde la dañuy solde. ñii di jaaykat yi di wane rek seen produit ak ay prix yu bokkul te client ñi jàpp ne rek cherul benn yoon. ren la gën a bëri aussi quoi ren la gën a rafet aussi prix aussi c'est abordable aussi quoi. Bon, l'année passée je n'étais pas venue nag maa ngi soog a ñëw foire cette année-ci mais baax na de. prix yu macha allah baax na tamit yenu na maana waaye waa gis naa sama bopp bii mooy 3e fois ma fi ñëw. nit ñi bëreeguñu lool fii ci CICES waaye taxul ñii di commerçant yi ñu ngi rek wéy di ut pexe ngir jaayum marchandise boobu mën a jaar yoon client yi nag di rafetlu bu baax njëg yooyu ñu leen. jërëjëf Aïssatou Gueye Ba tey mooy bés bi àdduna wërngal këpp jagleel ñii di ay migrants mu di ay doxandéem ba tax na ca diwaanu Tambacounda la ñu dem wane leen ak Moustapha Fall ab menuisier la moom jéem na ñetti yoon mbëkki wutali ji Europe waaye yëf yi sottiwul ba tax na ba mu ñibbisee daal gis na ni xaalisam bu bëri des na ci ak yaakaar bu tas te li mu nemmeeku mooy kilifa yi defuñu dara ngir ndaw ñi jox leen xëy ngir ñu mën a toog fii Moussa Omar Gueye dem na daje ak moom ca Tomba. Moustapha Fall mi ngi am fanweeri at ak ñaar moom nag mi ngi sosoo ci Touba dikk fii ci Tambacounda am fi benn atelier menuiserie depuis atum 2016 def na ñetti at
moom nag atum 2007 la tàmbali woon ni dafay tukki dem ci Mauritanie atum 2010 mu dem ba Libye atum 2015 mu dem diggante Mali Côte d'Ivoire ak Brésil. chaque voyage moom bu ma demee ba ñëw mën na maa dépassé ay 600 000 parfois 400 000 parce que ça dépend ak fi ngay wàññi ko wala fi la gàllankoor di dalee. man waaw dama nekkoon ak samay morom fii Sénégal fii ñu tukki 2004 2005 dem ci def clandestin ci gaal yi yegg ñibbisi di tëral seen papa ak seen yaay. Moustapha Fall nag dafa jàpp ni ci Sénégal gannaaw ñu ngi toog di digg rek ak di amal ay waxtaan yoo xam ni du am mujjantal tax na nag bari na ay waxambaane yoo xam ni dañuy wéy di dugg ci mbëkk mi waaye itam ba tey lu jëm ci wàllu 15% mobilier national ñu ni woon dañ ko jagleel artisan yi ñoom ñi ngi xaar boobu ak liggéey ni si France daal di xëddem. mais li ñuy wax dañ koy jëf ñuy gis waaye ñu dajale ñu ba ñëw rek boo ñu réunion yi ñëw toog wax ak ñun defal ñu bu ñibbee nekk ci li leen neex wala ñu nekk ci seen. Moussa Oumar Gueye sant ko gërëm ko juróom benn at ginnaaw ba ñu tàggatoo ba noppi am seen diplôme génnee ca FASTEF lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay jàngalekat ba léegi amuñu xëy dañ doon xaar ñu recruter leen ca fonction publique ba ñu leen di dig boobu ba léegi te gisuñu dara mbootaay bi ëmb sortant FASTEF yooyu de te amuñu xëy nag ne jot nañu lijjanti leen ci ni mu gën a gaawee Maguette Soirée Diallo Thierno Laurent Mendy. ñoom bokk nañ ci 150 jàngalekat bu enseignement secondaire bi di xaar ñu jël leen ci fonction publique bi te pourtant ci weerub janvier atum 2014 njiitum réew mi waxoon na gouvernement wam ñu régler question bu diplômé yu FASTEF bu atum 2013 ñu teg ci juróomi at jafe-jafe bi ba léegi fajuñu ko. joytu xaar bu yàgg bi tey ça fait presque juróom ak benn at. professeurs yi taw mi sama ginnaaw toog di xaar seen ordre de service 150 yomb na boo xoolee ci département yi Sénégal ak besoins yi IA yi laajte ñu bëre sax mujj nañu dem extérieur te waxoon naa ko fi am na ñoo xam ne ñàkk seen bakkan 3 léegi 4 maintenant dafa doy 4 ñeent au Maroc et en Libye. juróom benni at ñuy xaar mu nekk lu doy sëkk bu ñu sukkandikoo ci xalaat bu coordonnateur bu jàngalekat yi nekk chômage promotion FASTEF 2013 yu bokkoli ak ñamu àndal la ñu ngi interpellé kilifa yi. 6 ans coono la 6 ans coono. bi dafa yàgg. bala fête Noël moom ñu régler problème bi professeurs yi regagné bu ñu retourné ñu regagné seen poste. loolu la ñu yaakaar te wóor nañu ko dina ko def. waaw wóor nañu ko def te fii ba at bu néew. yaakaar nañu woo ñu xool nan nañuy defee affaire bi pour ñu bañ a ko waxati. ngir fàttali leen ci weerub janvier atum 2015 état bu Sénégal recruté woon na yenn ci diplômé yooyu waaye ba léegi 150 diplômés yi des amaguñu xëy lu ni mel moo waral ñuy woote wàllu. lu ëpp ñaari at ginnaaw ba ñu tasee commission nationale bi ñu dénk réforme foncière maanaam wàllu suuf bi ak niñ koy yoree ñu ut ci ay pexe nag am na luñ ca waxoon waaye kenn jëmmalu ko ba léegi ñenn ñu bokk ci société civile bi te soobu woon ca waxtaan boobule daje nañu ca Lac Rose ne état bu Sénégal war naa jël ay dogal lu ci mel ni ay texte maanaam ci wàllum yoon ay loi ngir mën a doxal lu ni mel Amadou Kanouté moom mooy directeur exécutif bu SYCODEV Afrique institut panafricain ngir wàllum citoyenneté consommateur ak développement dañ koy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. il faut moom ci boppam xam na ko PSE du dem benn investisseur du jël ay milliards dugal ko ci suuf si te fekk le foncier n'est pas stabilisé buñ bëggee PSE daw il faut que ñu stabiliser le foncier te li mën a stabiliser le foncier mooy approche bi nga xam ne moom moo ko woote woon approche inclusive approche consensuelle boo xam ni képp koo xam ne suuf yitteel na la muy producteur bi di consommateur bi béykat bi investisseur bi kiy tabax ki nga xam ne ay mairie lañu nañu dajale waat ñëpp daal di ñuy ne seen liggéey gis nañ ko
lii ak lii ak lii laa bëgg ngeen yokk seen xalaat parce que am na ci loo xam ne seddul sama xol wala dalul sama xel ma bëgg ngeen xalaataan. ñu dem ca Ngaye Mékhé ak opération zéro déchet bi njiitu réew mi bëgg maanaam seetal wecc réew mi maire ba foofule nag nee na dogu na ngir def lu ni mel am na ab bés boo xam ne da koy jagleel commune am ñu bale ko ba mu set wecc dindi fa lépp luy salté moom Maguette Wade ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatia. li ñuy wax mooy gën a ñaax nit ñi wax leen ni set du dindi mbalit rek kam nañu projet bu rëy boo xam ne ñoo ngi koy def ak Saint-Dié-des-Vosges Union européenne jàpp ci collectivité territoriale ministère bi jàpp ci ñuy nettoyer dëgg muy projet boo xam presque mat na 450 000 euros fekk ci UCG aussi jàppale nu jox ñu ay oto fekk ñun jënd nañu suñuy oto bopp jënd nañu tracteur bu bees am nañu voiture de vidange UCG jox ñu benn tasseuse déwén bëgg noo jëlaat tracteur bu bees et cetera donc aujourd'hui li ñuy wax mooy gën a ñaax nit ñi wax leen ni set du dindi mbalit rek mais set ci sa bopp la ci sa jukko ci sa doxalin dañoo bëgg nit ñi nekk ay nit ñu sell seen xalaat sell seen jëfandoo sell seen doxalin sell seen defarandoo sell ak seen toogaay sell bu ñu ko defee dëkk bi ñuy nekk day daal di set daal di sell ku nekk bëgg a ñëw Ngaye bëgg nanoo créer benn entreprise benn société buy defar ay balai parce que loolu ñoo ngi ci depuis 2 ans donc nanu commune yëpp boolaloo ñu def benn société intercommunale buy defar ay balai bu boobaa la ñuy gën a neex a jàppale. déchets yi ëpp ci Afrique ak ci Ngaye ay déchets organiques la mën na def compost def biogaz yooyu mën nañ ko mais trier eggaguñ ci dama bëgg a setal ba pare soog a dem ci tri pour mën a jël verre yi teg fee weñ yi teg fee organique yi teg fee dañuy def ndànk ba dëkk bi set ba pare ñu soog a passer au tri ñoo ngi ñuy defaral benn dépotoir normé boo xam ni dafay respecter le code de l'environnement ñu def li ñuy wax environnement évaluation de l'impact environnemental et bu boobaa du tee projet bi UCG am ñu war a dem Tivaouane dañ ciy boo demee ba ca bët Saalum réew mi nag rawatina dëkk yi nga xam ne soriwuñu dara Guinée Bissau lañ fa nemmeeku mooy ñu bëri xàmmeewuñu drapeau national wala sax buñ ko gisee duñ ko wekk loolu moom moo metti loolu maire bu Simbanding Brassou wala boog sous-préfet ba dafa jël ay bés yoo xamante ni daf koo jagle li ñuy duppee ay levée de couleur maanaam dañuy yëkkati drapeau bi ñëpp taxaw wekk sa réew wekk li koy wane mu di ay drapeau ak lu ni mel ay chef de village dawalkatu moto Jakarta ñëpp la ñuy ñaax ci wàllu woowule Bakary Konté Xaali Jàmme. respect drapeau national nekk na acte civisme boo xamante ne fu mu nekk nii mu ngi disparaître ci gox yu bëri nekk fii ci Sénégal sous-préfet bu Simbandi Brassou Ousmane Sané daal di initier programme bu mag boo xamante ne levée de couleur la ci zone reculée yi nekk fii ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. Nous sommes dans une zone frontalière bi nga xamante ne d'abord àll la mais nit ñi xamuñu drapeau mais léegi à partir de maintenant ñu ngi sensibiliser d'abord école yi vraiment pratiquement mën naa wax ne c'est acquis nit ñaa ngi góorgóorlu di yëkkati drapeau bi mais dañ koy gën a renforcer voilà dañ koy gën a renforcer mais également chef de village yi également j'ai donné instruction en tout cas waxoon naa à tous les maires de commander ñu commander leen ay drapeau pour que chaque chef de village mu am ko ci këram. benn cérémonie de levée de couleur ñu ngi ko doon amal fii ci collège bu Mankolikunda. benn exemple benn leçon bu ñu jox xale yi pour ñu xam lan mooy drapeau national ban mooy njëriñam et ban taxawaay la kenn ku nekk war a am saa yu fekkee ay nit di yëkkati drapeau wala di ko wàccee donc message bi nga xam ne moom lañ leen di jox pour ñoom ñu mën koo yóbbu tasaare ko ci dëkk bi pour kenn ku nekk xam que ni drapeau national buñ koy yëkkati alors kenn ku nekk war ngaa am taxawaay bu wane ni yow citoyen nga. conducteur moto Jakarta yi ak transporteurs yi nekk fii ci diwaan bi ñoom ñëpp dañ leen sensibiliser. fii dafay bëri ay accident yaakaar naa yaa de sala ñaari at yu néew yu passé ñaari élèves dee nañ fi ren ji nii sax ci sur tournal Sumakunda am na accident bu grave bu fi amoon au mois d'octobre benn bakkan rot na fa donc je pense que lii lan la di fait que ni ñuy dawalee duñ ci bàyyi xel loolu tax na aussi bokk na ci motif yoo xam ni tax na ñu créer initier cérémonie bi. Ousmane Sané sous-préfet bu Simbandi Brassou dina wéyal ay journée levée de couleur ci village yi nekk fii ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau daal di def ay sensibilisation pour nag askan bi mën a xam njëriñ drapeau national.
xibaaru tàggat yaram xam ngeen ne Dakar mooy dalal JOJ du Jeux olympiques de la jeunesse yu 2022 am na nag benn accord bu ñu xaatim ak société boobu di Petrodive digganteem ak CNOS di comité national olympique bu Sénégal ñu ngi ko xaatim fële ca Émirats arabes unis ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram Ibrahima Kane. ngir amal ay Jeux olympiques de la jeunesse 2022 yu mucc ayib comité national olympique sénégalais jamono ji toogatul looloo waral tukkeem bi fii ci Émirats arabes unis mu xaatim fi ab protocole d'accord ci digganteem ak waa Petrodive jëm ci xew-xew bi. Cet accord de financement, de coopération, d'encadrement et d'accompagnement. accord bi ab partenariat la mu aju ci wàllu encadrement wàllu itam financement rawatina gunge ñu ci JOJ 2022 yi ñu dëgmal li nag lu am solo la ndaxte bi mooy accord bu njëkk bu ñu xaatim donte nag bëri na ay partenaires yoo xamante ne bëgg nañ ñu lëkkaloo ak ñoom dama koy rafetlu nga xam ne ci Moustapha lañ ko jaarale ci teewaayu ambassadeur bu Sénégal fii rawatina ministre des sports. De notre ambassadeur ici dans les Émirats. Il y a une part sociale que se fait lii nag lu am solo la ci Petrodive ndaxte lii dafa bokk sax ci li ko yitteel maanaam ñu musuñu jug ci dimbale Afrique rawatina ndaw ñi ci wàllu tàggat yaram kon nag lu ni mel dañ koy rafetlu mu doon mbégte ngir gunge leen du sport. Donc c'est vraiment une continuité pour nous. doon ab société buy yëngu ci wàllu pétrole ak gaz naka noonu itam ci bépp liggéeyu offshore Petrodive ne taxaw na ngir gunge CNOS ci bépp xew-xewu tàggat yaram rawatina JOJ yi mu di ab lëkkaloo boo xamante ne ëllëg bu rafet lañ ci séntu. Avec ces types de partenariats nous sommes sûrs. ak lëkkaloo bi nag man am naa yaakaar ne CNOS dina réussir bu baax a baax mission bi jëm ci organiser JOJ 2022 yi boo xoolee Petrodive dafa xam solo si nga xam ne tàggat yaram am na ko rawatina ci boole ay réew naka noonu itam wàllu stabilité maanaam jàmm des pays et la paix sociale. doon ki ñu dénk organisation ñeenteelu édition JOJ yi CNOS xel mi yëpp dem ca 2022 bu jugee ci Émirats arabes unis ca Beijing ca Chine la jëm ngir nag wutaat yeneen partenaire ngir waajal xew-xew bii nga xam ne guléet ñu nar koo amal ci réewu Afrique. léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëy. la ngeen jëf ñoo lànk ñoo bañ gi bañ njëgu courant gi ñu yokku ci réew mi léegi bañeetuñu ci dara ubbi l'observateur ginnaaw doxub ñaxtu bi ñu organisé woon keroog àjjuma doxe obélisque ba ca télévision nationale ngir doon sàkku ci gouvernement bi mu tegaat ci suuf dogalub yokku njëgu courant gi waaye ñoom Guy Marius Sagna yi ñu teg loxo ñu bàyyi leen ñoom ñooñu l'observateur nee nañu defante bi ñu nekk ak Macky Sall ñoo nga ca ba léegi woote waat nañu meneenum ndaje mu di rassemblement te gile yoon ñoo ngi ko woote ca place de l'indépendance nee nañu préfet bu Ndakaaru jox leen ci ndigal ak mu ñàkk leen ko jox lañ ci yemale daanañu daje ca place de l'indépendance àjjuma ñaar fukki fan ci décembre avec ou sans autorisation bu préfet bi Le Quotidien nañu waañoo lànk indépendance lañu bëgg Les Échos nañu ca place de l'indépendance fa la ñu fas yéene dem àjjuma ji di ñëw Guy Marius Sagna ak compagnie yi ñu teg loxo journal bi mi ngi ñuy xamal ne tey jii ci la yoon di tàmbale jublu ci seeni mbir doyen des six ubbi na dossier yi tey jii ci lay tàmbali audition yi Babacar Diop ak Malick Biaye ak Ousmane Sarr ak Souleymane Jim ñooy tàmbali yëf yi Guy Marius Sagna ak ña ca des suba ci la ñuy jano ak doyen des six Source A nañu àjjuma ji di ñëw àjjuma ju naratar la ci réew mi vendredi pimenté la ko journal bi tuddee waa ñoo lànk ñoo bañ nee nañu ca place de l'indépendance la ñu jëm takk der yeek way wattukatu kaaraange ñoom ñoo nga fa xaat ci jamono jot ci dégg nañu kilifay réew mi ñu ne xel xalaatul ñu naan ñoo ngi autorisé am manifestation bu war a am biir centre ville bu bés ba duñu nangu sax lu mat ñetti nit di dajaloo ca place de l'indépendance ñë fa bëgg a daje di waa ñoo lànk ñoo bañ neñu ci journal bi ba booba ndax ñun li ñu waroon def nañu ko mu di defub demande yëglu ne dañuy manifester ca place d'indépendance place indépendance ci réew mi la bokk constitution bi moo ñu may droit manifester te du gouvernement bi moo ñu koy aaye ndax constitution bi moo mën ay arrêté ministériel libération nañu collectif ñoo lànk gi diggéene place indépendance la ñu jëm ñoo ngi jëm ci àjjuma gu nar a tàng jër la leen fa nar a yóbbu mu di ñaawloo ko naqarloo ko bañ njëgu courant gi ñu bëgg a yokk Sud Quotidien xëy na bind ci xëtam mu njëkk ne dogalub yokku njëgu courant googee ñi ko jël wéetuñu ci ne ñuy jàppal tànk président Macky Sall mu di ay alliés ñoo ngi koy jàppale ci dogal bi porte-parole LD di Moussa Sarr dañuy wax ci Sud Quotidien ne dogalub yokku njëgu courant bi dina tax ba ñi amuloon courant ci réew mi mën koo am honorable
député Zator Mbaye bu AFP ne waa Sud Quotidien moom wóor na ko ne dogalub yokku njëgu courant bi président Macky Sall la gën a miti li miti baykat yi réew mi mu di jiwu wi ñu ne dañu koy saax-saaxe waa Grand Place nee nañu waa ji di Bachir Ba njiital aar suñu moomeer li mu ci gis li mu xalaat ne moo koy saafara moo di jël séddaleem jiw yi jox ko soldaar yi dénk ko l'armée bi ñuy séddale jiw yi mu ne mbirum gerte gi ci réew mi ak jëfi yuqu njur yi ci am moo yées fop trafic de drogue bi ñuy wax ci réew mi ki ñu fi doon tuumaal mbiri trafic et faux billets di Seydina Fall Bougazelli ba jël ko yóbbu ca kaso ba journal La Tribune mi ngi ñuy nittali na muy dundee ca kaso ba njàngum xasaayit ak julli la fa nekkee journal bi nañu bañ na ko ba promenade yi ñu may détenu yi sax moom du ko def braquage gi ñu defoon keroog ci station EDK bu Sanar ga ca Ndar vigile ba ñu ca blessé woon mi ngi nittali wàll observateur na mbir ya demee ubbil yéenekaay bi Seyni Ndiaye la tudd juróom fukki at ak ñeent la am mi ngeeg jabar ak juróomi doom banque CNCAS ba la doon garde bi gars yi wàccee ci banque bi seeni ngànnaay fitnaal ko ba ni ñu demee dajji butigu EDK bi lépp seeni mi ngi koy wax ci l'observateur xamal nañu it ne ki faatoon ci braquage bi mu di Isma Sow te ñu bëggoon koo suul ci armeel yu paal yi xalifa bu paal bi ne kenn du ko fa suul moom Isma Sow l'observateur ne nañu mujj nañu ko suul démb ci village bu tudd Mañang nekk ca Ross Béthio suur nañu Isma Sow bañ gi ñu ko bañal armeel yu paal yi waaraatekat yi ci réew mi bokke wuñu ci gis-gis oustaz Alioune Sall nee na l'islam may na xalifa cib dëkk mu nangu wala mu bañ ñu suul nit ci armeel yi dëkk ba imam Kanté ne yu ci journal bi moom jàngul loolee nit waruta sukkandiku ci coobarey boppam ngir bañ ñu denc ab jullit ci armeel yi jullit Ahmed Khalifa Niass feelu ko ci yéenekaay bi ne doomu aadama bu mu mën di doon bu faatoo war nañu ko denc ak bàkkaar bu mu mën di def ci kaw suuf même bu rayoon 1 million doomu aadama sax am na droit ñu suul ko oustaz Maodo Faye ne waa Source A ginnaaw waa ji du woon ab góor jigéen warees na ko mënoonu suul ci armeelu jullit waa Grand Place nañu en tout cas mbir moomee am na coow lu bari Safari di groupe waykat bu nekk fii ci réew mi ñetti xale yu jigéen ya ca nekk journal L'Observateur xëy na seeti leen Maria Khadija ak Defa nee nañu ñoom ñett ñëpp kenn amu ci jëkkër li ñuy xaar moo di waaju dëgër fit maanaam ab guerrier bu ñëw boole leen takk ñoom ñett ñëpp. Ndiaye sant ko gërëm ko ak ñëpp ñi nekk ci groupe Futur Média sondage bu mujj bu institut BDA def nag wax ne rajo Futur Média mooy rajo bi ñu gën a déglu ci Ndakaaru TFM télévision Futur Média naka noonu way leen di àndandoo ak ñun sant leen gërëm leen ñu yendoog jàmm.